jàmm bismillah ci xibaar yi li ci gën a fës tey tam ci àjjuma ji M2D di mouvement défense ak démocratie di wone tiis ak naqar bëgg tam ñëpp fësal delloo njukkal ñi ñàkk seen i bakkan ci manifeste yi amoon fan yi weesu. plainte bi nga xam ne maître El Hadji Diouf da ko fas yéene teg ci ndodd Ousmane Sonko moom mi di avocat doon tam homme politique dafa jàpp ne daal moom mi jiite Pastef moom moo waral ba ñu daal di taal këram foofe ca Mariste. ba tey mbiru Adji Sarr ak Ousmane Sonko capitaine Oumar Touré nag mi ngi ci waxtaanee moom mi yoroon l'enquête bi nag da ko mujjee bàyyi ba sax mu daal di daw moom nag dinañ ko arrêté ndax ay déclaration publique yi mu amaloon leeral yi ab colonel bu gendarmerie ba nekkoon ca retraite dégg ngeen ko doon ci biir xibaar yi. tey nag ñuy daal di màggal ci àdduna bi ñi amee feebaru roño ñi ko amee foofa ca Touba nag li ñu bëgg mooy ñu vacciner leen ni mu gën a gaawee ngir ñu mucc ci mbas mi. ñaareelu pàcc xibaar yi dinañ ci ànd ak xibaar yi ñeel Tchada ak tamit yéene kay dinañ ci ànd ak kii di Barthélémy Ngom ci technique bi Abdou Thiam ak Yacine Pouy. asalaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. tey ci àjjuma ji di nag bés bu ñu jagleel fii ci Sénégal maanaam wone tiis ak naqar ñi koy sax amal di mouvement défense ak démocratie di M2D gannaaw bi amoon niki démb te njiitu réew mi daal di ko woon ko décrété. M2D nag di delloo njukka ñu ñàkkoon seen i bakkan ci manifeste yi fi amoon gannaaw ba ñu tegoon loxo kii di Ousmane Sonko niki sax ëllëg M2D dina amal ab manifeste ca place de la nation ngir ñu daal di bàyyi ña des ca prison yi. ñeel mbiru Adji Sarr ak Ousmane Sonko coalition citoyenne nag bu taxaw ngir askan wi dinañ tamit participer ci boobu les manifestations moo xam dañoo am autorisation wala amuñu ko ci ab conférence de presse ni kii démb nag ñi ko ŋànk ne daal li ñu sax bëgg mooy kii di njiit réew mi daal di tekki ndombal tànkam waaye itam ñu daal di tas assemblée nationale Amadou Sabax ba ci ay leeral. préfet autorisé ko wala mu ñàkk ko autorisé coalition citoyenne le peuple nee nañu dinañ dem ci marche bi nga xam ne dinañ ko amal ci samedi ji Dame Mbodj ak ñi mu àndal bëgg ñu bàyyi ñi nga xam ne ñooy seeni camarade Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Clédor Sène. ñuy wax fii ci kanamu sénégalais yi bu ñu bëggee jàmm nañ ko autorisé parce que ñamoon nañ bu ñu fexe ba ñamaat que président Macky Sall su bëggee jàmm ñun doxu ñaxtu la ñuy def mais ci jàmm na préfet Dakar bàyyi lambar bi muy def ci mbeddi Dakar yi te autorisé marche bi nga xam moom lañ bëgg def ci jàmm. fukki ponk yi nga xam ne bëgg nañ nguur gi faj ko ci na mu gën a gaawee bokk na ci Macky Sall ak ñeent ci ay ministre am ñu teggi seen i ndombal tànk. procureur Bassirou Gueye dañoo war a tekki ndombal tànkam ñu ne ministre de l'intérieur mi nga xam ne daa wax ñombe wax ne ay terroriste sa ñëw Sénégal wax dëgg yàlla def na loo xam mëntu la nekk sur ministre de l'intérieur Bassirou Gueye ñëpp gis li mu def moom procureur ci dossier bii nga xam ne lépp taqal na ko wane ni complot bi moo ko jiite. ministre de la justice moom mi nga xam ne daa dem naan ay mbër ñoo ñëw Sénégal ndax amuñu ay làmb yu ñu def moo tax ñuy wër ci mbedd yi di manifester. ci Aïssata Tall Sall ministre des affaires étrangères dem France 24 daan ni ay forces occultes ñoo nekk Sénégal yooyu yëpp di kàcci neen loo xam dara amu ci. waa léegi nag ñii ñëpp li gën a gaaw pour ñu abal ñu mooy kii seen kilifa fal leen abal ñu la démission du président Macky Sall. coalition citoyenne bëgg na tamit ñu tas lii di assemblée nationale bi El Hadji Mansour Mboup. assemblée nationale bi nga xam ne ay dagu président de la république lañ lu mu leen indil ñu voté ko te askan wi fal leen ñu tas assemblée nationale bi 165 députés yi Sénégal soxla ko Sénégal réew mu ndaw la. ci li nga xam ne moo soxal coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko Dame Mbodj xam ne na dil la woon boo xam ne dafa mujj yàqu. bi ñëpp gis na ne ci biir ni complot la yàqu na ñoom ña ngay tamante dëmm seen biir ñëpp yëg nañ ci fan yi presse bi ku ci nekk yaa ngi naan du man diw la affaire bi daal li ci sénégalais jàpp mooy yàqu na dil bi comme ni ko xale yi di waxe dil bi kalaate na. coalition citoyenne le peuple mi ngi woo askanu Sénégal yëpp ñu ñëw ci li nga xam ne moo soxal bi leen marche pacifique ñu jàpp ko ci samedi ji. Amadou Sabax ba jàppante wala ay manifeste yi amoon kii di maître El Hadji Diouf mucc ci ndax këram ba ca Mariste dañ ko daal di attaqué mu nag jàpp ne loolee du kenn ku dul Ousmane Sonko te sax ne dina porter plainte ñeel ki jiite parti bi di Pastef démb la ko xam ne ci ab conférence de presse Jo Maroon. maa ngi jaale njabootu ñi fi jógee ñëpp di ñaan président mu jàppale leen. ca ndorteel ba benn minute de silence ngir jagleel ko ñi nga xamante ne ñoo faatu ci manifestation yi weesu li ci topp maître El Hadji Diouf di secrétaire général parti bi di PTP fësal plainte bu mu nar a déposé ngir yóbbu ci yoon kii di Ousmane Sonko. ku fi dara néewal doole may taxaw laxa saa défendre la kon dañ la bàyyi ma défendre aussi Adji Sarr wala Bamba Fall la war a défendre rek ak Barthélémy Dias ak Khalifa Sall ñoom si xëy na am nañ luñ suturloo xale bi yaayam dee bi amee fukki at ak ñeent maamam yor ko mu ñëw Dakar pour lu mu yoree
ndax bàyyam amul ñu di ko jiiñ ndëmb tam ko ndëmb yàq deram ma defaan ko tax ñoo taal sama kër plainte bi nee naa pour crime la assassinat incendie volontaire ak destruction des biens samay biens yàq Ousmane Sonko directement la porte plainte léegi plainte boobu rek du ma ci am médiation. ay publication yu fës ca Facebook te ñi nga xamante ne ñoo ko def Maître El Hadji Diouf woon ko taskatu xibaar yi ñooñu dañ doon joxe ay xibaar fi ñu mën a fekk Maître El Hadji Diouf ak këram ngir taal dëkkuwaayam. Cette personne qui utilise très bien les réseaux sociaux, cette personne qui demande un combat mortel, cette personne qui dit que fini maintenant les débats dans les réseaux sociaux wax ji doy na reyante leen. gendarmerie jot na def constat bi Maître El Hadji Diouf ne nag yàggatul dara mu jébal kayit bi procureur mu nar ci ànd ak ay avocat am ngir ñu leeral yàq ak taal bi ñu taal këram foofu ca Anne Maris. je maxoon yeneen yi ñu yàq des centres d'état civil ci manifeste yi amoon fan yi weesoo ministre bu ñu dénk collectivité territoriale nag di ko naqal bu baax a baax ndax jàpp na ne état de droit warul demee noonu waaye nag lépp daal lu ñu yàqoon ci daal loo xam ne nguur ga ko moom dinañ ko defar te sax jot nañu génne lu toll ci fukki milliards ak juróom ci ni nu mel ngir daal fexe ba numérisation ak digitalisation état civil daal doon lu antu maanaam lépp daal lu jëm ci état civil ñu jaaxale ko ci xarala yu bees nga xam ne buñ tojee tamit ni nu mel du yàq dara ca la fa nekkoon Oumar Gueye ak Abdou Diouf Diagne. am na ay communes yoo xam ne effectivement laal na leen mais am na communes yu ñu laal communes yooyu ñu laal ci biir am na ñoo xam ni seen centre état civil waaw laal nañ loolu nag ñu ngi koy naqarlu fi naqarlu war a yem di wax ni ñu seetaat seen bopp parce que boo yàqee centre état civil yàqal nga sa bopp aussi rawatina nag ñoo xam ni dañu jógee feneen foo xam ni bokkuñu ca gox boobu ñëw dugg ci goxu jàmbur yàq seen centre état civil loolu aussi jaaduwul wante lépp lu gouvernement bi man à travers ministère bi ma président Macky Sall dénk daañu daje ak maire yooyu waxtaan ak ñoom seet ni ñu mën a fexe au maximum nu ñu mën a reconstituer seen état civil jàppale leen aussi ba service public boobu mën a continuer bañ a mën a taxaw d'ailleurs am nañ projet bu am solo boo xam ne dafay numériser digitaliser état civil fukki milliards ak juróom-ñett ñu ngi ciy liggéey mi ngi avancé bu baax a baax a baax wante loolu du benn raison même buñ ko numériser woon que ay nit di lakk état civil loolu njaaxum gënu ko mën a rëy donc ñoo ko def buñ leen xamee en tout cas yoon dina def li mu war a liggéey mais nit ñi ñu dalal seen xel dal nekk ci jàmm ndax Sénégal réewu jàmm la na ñëpp woote jàmm li ci des mooy mesures yi président Macky Sall jël nga xam ne njëriñu askan wi la njëriñu xale yi la ñu ñëpp ñu rafet ak RFM kumpa jeex na. ñu doon wax fan yi gaz dafa manqué loolee amul yëf yi daal mu ngi tàmbaliwaat ci lu ma gën a jaaxee ti lu ma gën a jaaxe yoon dañ ko dakkaloon ngir daal moytandiku yenn yi di ay leeral Aïssatou Sophie Gladimas moom nag ne bépp disposition jël nañ ko ngir yëf yi tàmbalewaat ci yenn station service yi mu sax jàpp ne daal yenn taximan yi li ñu doon def di dëgg yoon ndax fa lañ jaaree daal di profiter ci occasion bi ngir yokk seeni njëg ministre du pétrole ak énergie nag doon dalal ni ki démb ñiy gérer ay station Abdou Diouf ci ñox ci ay leeral. mbirum kaaraange moo taxoon kon gaz bi xaw a manqué. ñun ñoo créé woon rupture bi pour sécuriser ndaxte wóoru woon ñu bàyyi gaz yi foofu soo xamee ne sa alal bi kat soo ko tegee pour jàppale nit ñi dañ la koy yàqal nga denc sa alal léegi fu mu nekk nii dal am na tuuti carburant boobu su tàkkoon foofu musiba boobu kenn du ko fi wax tey. noonee la jëwriñ bi ñu dénk wàllu pétrole ak énergie ci réew mi di joxe xibaar yu jëm ci wàllu li taxoon ba joxe bi jëm ci wàllu gaz yi ci station service yi mu amoon ay jafe-jafe ci geneen wàll Aïssatou Sophie Gladima di wax ni ñàkkum carburant amul te du am ci réew mi. commencé waat nañu génne woot gaz bi pompe yi nga xam ne tamit mën nañ ko utiliser ñu ngi leen di jox carburant pour oto yi suñ ñëwee rek mën a sol am gaz ak yëpp donc bu leen kenn nag bu kenn yokk fa dégg nañ ne même taxi yi commencé na sax taxi yëpp yokk nañ seen prix yokk nañ prix au prix carburant bi yokkuwul nga xam ne moos am na ñu si profito. ñi yore station service yi dinañu ami jafe-jafe lool ngir mën a jóg ci yàqu-yàqu yi nga xam ne dal na seen kaw Ibrahima Fall mooy seen secrétaire général Pape Abdou Mbodj ca la bokk. li ñu jëlal ñun en tant que gérant ci wàllu produit mën nañ ko xayma ci lu 40 millions mais mën naa ne major yi nga xam ne ñoo def installation yi di ñu ko loué ñàkk nañu lu ne toll. dañ ci yaakaar lool état bu Sénégal wax dëgg yàlla jot nañu waxtaan ak ñoom nañu fexe ba station yu doxaat. mbootaay bi ëmb gérant station service yi ci réew mi ñu ngi def jamono ji li ñu dippee inventaire xayma dayoog yàqu-yàqu yi nga xam ne dal na seen kaw nguur gi ne dina leen ci jàppale waaye waxaguñu ci naka. Abdou Diop Junior juróom-ñett waxtu teg na juróom-ñett simili fii ci RFM.
pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ab officier bu armée bu toogee juróom benn fan gis ñu ko daal dañu jàpp ne dafa daal di déserté loolu la code justice militaire daal di xamle yokk ci ne nag moom mi di capitaine Omar Touré dafa def ay déclaration publique waaye tamit may interview daal di jël tege nele li ñuy wax droit de réserve bu ñu sukkandikoo ci colonel Abdoul Aziz Ndaw dinañ ko teg loxo sanctionné ke daal di ko teg ay daan ndax moom mii di wax sax jotoon dund ni nu mel gannaaw ba mu fasalee ab téere jëm ci honneur gendarmerie colonel Abdoul Aziz Ndaw ci téléphone beeg Makumba Bay ci ay leeral. bu fekkee militaire nga juróom benn fan am nga droit absenté nga xam ni faute la mais bu fekkee dafa dépassé juróom benn fan beneen loi mooy dal sa kaw. dootul règlement d'éducation générale code de justice militaire mooy dal sa kaw parce que déserteur nga déserteur mooy koo xam ni da nga rompre sa contrat ak armée de façon unilatérale sans nga déggoo armée. léegi moom def na ay déclaration accordé ay interview publier moom ci boppam ay texte ndax loolu du rëq itam devoir de réserve. loolu itam rëq-rëq la sat militaire ak lu mënti demee da nga war a am li ñuy wax devoir de réserve boobu bon ku nekk ak say conviction ku nekk ak la nga xalaat ku nekk ak la nga def lu dëgg capitaine bi ak li wër bu wër mooy rompre na devoir de réserve loolu moom nee na assumé na ko. mais yan daan moo ko ci mën a fekk. mën naa am ñaari façon daan bi jëkk bi loo xam ni moom léegi man en tout cas su ma doon chef am su fekkoon man maa commandé daan boobu moom dina ko dal ndax wax na loo xam ne waru ko wax man sama bopp ba ma bindee livre te awma droit bind livre te waxuma armée bi joxuma autorisation au commandant gendarmerie dafa dal sama kaw ñu tëj ma pour 2 mois loolu si yoonu armée capitaine bi tam loolu mën na ko dal. ñu waxtaanee leneen tey nag di bés bi nga xam ci àdduna bi dañ ko jagleel ñi amee lii di feebaru roño ñi ko amee nag ca Touba Mbacké lu ñu bëgg mooy ñu daal di leen vaccine lu mu gën a gaawee ngir ñu mucc ci lii di mbas mi ñu tamit bëgg ñu daal di recruter ay agent ngir centre de dialyse ca Touba Moustapha Diakhaté moom mooy président kuréel ñu amee boobule feebar ca Touba Mbacké mu ngi ci micro beeg Marema Diop. journée mondiale du rein bi tey defuñu dara ndax jamono bi moo laajul loolu defuñu dara. Covid bi tiitoon nañ ci mais avec Covid bi tamit terewul seen séance ñi ngi koy def normal. bu ñu amoon luñ ci yokk daal mooy. dañ doon ñaan ñoom ñi nga xam ne dañoo nekk ci wàllu jalis ñu jéem leen a jàppale ñu teel a ñoom ñàkku ndax zone bi ñu nekk dafa xaw a dangereux bu ñàkk yooyu wéyee itam ñu jàppale ñu ci centre bi nga xam ne ñu ngi ko doon defar te di ko defar ci ndigalul xalif bi te liggéey bi mi ngi toll ci finition yi bëggoon nañ ñu teel ñoo waajalal ay personnel yoo xam ne dañ leen di tàggat ngir bu liggéey boobu àggee mu mën a dëppoo ak li dëkk bi laaj ndax centre bu mag la boo xam ne dina mën a jël ci malade yi lu bëree bëri. RFM Sport. dalal Cheikh Tidiane Diagne Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Seydou. naka suba si. ñu ngi sant yàlla jumaa mubaarak. jaajëf bismillah ci xibaar yi tàggat yaram. dal di ko door rek wàllu football ak championnat bu Sénégal mi nga xamante ni dañu ko daal di reprendre gannaaw bu ñu toogee ab semaine bi nga xamante ni dañ ko daal di bër forcé ndax violence yi nga xamante ni amoon na ni ko fan yële weesu woon fii nii ci réew mi yëf yi nag dañ ko daal di dooraat ni ki tey jii mu tombeek fukkeelu bëccëg bu championnat national bu Ligue 1 ak Ligue 2 Ligue 1 bi jàppale ni Teungueth FC moom dana tasek ñii di waa Union Sportive bu Gorée jàppale ni tamit dana am yeneen i jongante yi nga xamante ni danañ ci dellu ci nu mu gën a yaatoo si suñu yeneen jotaay xibaar waaye lu ci mënti am rek jàppale ni ñii di waa AS Pikine bokk nañ ci équipe bi nga xamante ni jamono gi la ñu bëgg moo di dal di raatale lépp coupe ak championnat moo di seen bébët ci kaddu ki nga xamante ni moo leen di tàggat di Massissé ñu déglu ko ci téléphone LH Daté Diop. ñun ñi nga xamante ni sax déjà xamoon nañ ne duñu jouer ak Jaraaf parce que Jaraaf dafa dem Afrique mais ñun commencé nañ ci yokkaat sunu niveau ci plan yëpp ci plan technique sur le plan physique et tout donc yaakaar naa ne lii nii ça va faire du bien aux équipes mais am na ci ñoo xamante ni nag ñu ngi woon ci dynamique bu baax peut-être mun na ko casser am nañ ñoo xamante ni ñu ngi woon ci suuf moo di enchaîner am défaite wala ñu enchaîner ay défaite donc ñooñu ça va leur faire du bien un petit peu donc ñu defaruwaat kiiwaat voilà recoller waat yenn morceaux yi nga xamante ni xawoon na jël écart tuuti et puis voilà yaakaar naa ne dina leer sax équipe yëpp xaw nañ noppaliku waat tuuti xaw nañu régler waat yenn situation mais seeni ambition ba léegi elle reste les mêmes.
waaw ñun suñu ambition yi moom ça reste les mêmes parce que xam nañ li ñu bëgg ci championnat bi ren mooy ñetti trophée yi nga xamante ni dañ koy teg ci Sénégal ñu jël ci benn donc te loolu ñu ngi ciy liggéey boo xoolee tey jii ci championnat bi ñu ngi 4e donc voilà gars yi ci kaw rayo ñu dara yaakaar naa ne ñun suñu bët teg nañ ko ci nga xamante ni ñu ngi ci kalam donc yàlla mën na def nga xamante ni daal li ñu yaakaaroon ci saison bi yàlla mën nañ ci may dara. ñu daal di wax ci jëwriñ ju yore wàllu takkat yaram bi di Matar Ba ni ki tey jii dal na xam ne ni ci bu midi jotee ca salle de conférence boo dalluwaayam nekk fii nii ci Point E dana amal ab déclaration gu am solo déclaration bi nag lu mu ñoom daal di ñu ko kon bokk siiwal wax ci li nga xam te daal moo di ordre du jour bi ñàkkul incha allah bu yëf yow weesoo danañ ci am lu ñu leer ci ndaje googu nga xamante ni Matar Ba moom moo ko daal di woote. Assemblée générale élective bu CAF confédération africaine bu football ni ki tey jii la ñu koy daal di amal ca Rabat ca Maroc yëf yi moom daanaka leer na ba pare ndax la ñu fas yéene def ko moo di jël doomu Afrique du Sud bi di Patrice Motsepe def ko njiit mu daal di fa wuutu Ahmad Ahmed mi nga xamante ni moom dañu ko daal di suspendre kii di maître Augustin Senghor di président fédération sénégalaise bu football moom la ñoo fas yéene toftal kon bokk ca wet la mu daal di doon premier vice président bu confédération africaine bu football wàllu football ba tey waaye bi la yoon ci Europe ak 8e de finale aller lii di Ligue Europa ni ki démb la ñu ko doon amal Manchester United moom war naa mën a am lu mu rëccu ci digganteem ak Milan AC ndax dañoo daal di match nul 1 partout donte ñoom jekk woon nañu loolu ngir daal di kon bokk jël ndam li Milan AC daal di égaliser ci temps additionnel bi Ajax Amsterdam moom dafa daal di daan ñi di waa Young Boys bu Berne 2-0 Slavia Prague di équipe république tchèque ak Glasgow Rangers ñoom dañoo daal di match nul 1 partout ñoom waa Écosse lañu Dynamo bu Kiev waa Ukraine lañu ñoom dañoo daal di kon bokk daan ñi di waa Villarreal di waa Espagne 2-0 geneen jongante diggante Arsenal ak Olympiakos Arsenal ko fekk ci dëkkam daal di ko daan 2-1 AS Roma moom dafa daal di daan ñi di waa Shakhtar Donetsk 2-0 Molde ñoom dañoo ñàkk seen digg ak doomu Espagne yi di waa Granada ñu daal dellu suñu réew waxtaanee wàllum làmb ak promoteur yi nga xamante ne daal ñoom ñoo ciy daal di yëngu daal di am mbégte loolu gannaaw ba ñu lever li nga xamante ni moo di mesure d'urgence sanitaire ni ki fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars ñoom jàpp nañu ni daal kon bokk làmb gi dina daal di sajj ndax danañu mën a organiser si anam yi nga xamante ne lañ ko daal di bëggee ba pare daal di respecter mesure barrière yi nga xamante ni daal mbas bi moo ñu ko daal di imposer loolu moo di kaddu Pape Abdou Fall moom mi jiite association des promoteurs de lutte ñu déglu ko ci téléphone El Hadj Ndate Diop. comme décision la bu ñu jëloon bu ñu koy lever vraiment dañ ñëpp bëggee nañu ci kontaan nañu ci lever décision boobu le 19. donc li am solo rek moom mooy ñun fii ak semaine prochaine dinañu toog daje pour xool nan la ñuy demee jël date yi daal di jublu ci liggéey bi parce que nag muy mbër yi amateurs yeeg promoteurs yeeg ñun ñëpp am na sax ñu ci jot a am contrat. yoo xam ni il faut que ñu solde ko mbër yi dem promoteur yi dem. kon daal ci jamono ji waxi tëgg combat huis clos dàq ngeen ko. non dàq nañu ko waaye nag ça veut pas dire que ni lu waay neex def déedéet. dañ koy def ci respect mesure barrière yi encadré wu ak police ak service sanitaire yi ba vraiment li nga xam ni yaakaaroon nañ ko ci am ci ñun duñu ko décevoir. ça veut pas dire que la mesure est élevée que lu waay neex def déedéet su boobaa nit war nañu mën a jàpp. kon combat yu mag yi ñu ngi koy xaar. waaw man mii di wax ak yow def naa cité Papa Sow boo xoolee ñu ngi ko annulé woon à 2 semaines de la date échue donc bu ñu ko levé combat boobu day daal di dëkk Balla Gaye am na ko muy bëreel Bombardier day daal di ñëw yaa Eumeu Sène ak Lac de Guiers day daal di ñëw yaa Tapha Tine Boy Niang day daal di ñëw ak yeneen promoteurs yi nas nañu te lépp vraiment ñan nañu yàlla bu ñu yëkkatee lii combat yi war a am yëpp ñu daal di koy organiser dans les règles de l'art tout en respectant les mesures barrières et travailler avec professionnalisme. ok kon mbokk Alaaji Seydou Nourou fii la ñu koy dal di yemale xibaaru tàggat yi. xam naa boo paree da nga dem ndekki incha allah. waaw yeewoo guma de. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. jaajëf. RFM rajo askan wi. xibaar ñeel caada dañ ci ànd ak Anna Rocha. mbooloo bu takku moo ñëwoon ci kanamu siège bu Y'en a marre ñëpp nag ñëwoon ngir teg gët leaderu Pastef ci jamono jooju. dañu ñëwaat ak élément bu baax bi di xibaar ñeel caada Anna Rocha Abdou Thiam wala dafa yegseegul kon ñu bàyyi rek léegi yegseeg lii di yéene kaay ak ñu ànd ceeg Barthélémy Ngom. comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéene kaay yi
dal leen jàmm mbirum manifester yi fi amoon ak la ca tukkee ne yàqu-yàqu ba tey pënd mi wureegul lu bari ci ay boutique di ay kër magasin station service yàq nañu ko ba pare jël la fa newoon boobu ba tey nag nit ñu bari police teg na leen ci loxo ci loolu sax yéenekaay bi di l'Observateur di ñu xamal ne fukki nit ak benn yi ñu jàppoon ne ñoom ñoo dal ci kaw Auchan bu Mbaaw ca chambre criminelle lañ leen di jëmee boo moytuwul ndax seen dossier bi jox nañu ko kii di juge bu 8e cabinet yéenekaay bi ba tey ci manifester yi fi amoon ak ña ca ñàkk seeni bakkan di ñu xibaar ne ci lu jëm ci seeni ndàmpaay yi Macky Sall mel ni ku ci amee xol bu jeex joxe na ci ay directive ba noppi bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di l'Observateur enquête moom li ko jaaxal mooy limub ñi nga xamante ni ñoo ñàkk seen bakkan ci manifester yi gën gaa néew fukki nit ñàkk nañ ci seen bakkan lu ëpp juróomi téeméeri nit jëlee ci ay gaañu-gaañu yokk ci nag ñi nga xamante ni police teg na leen ci loxo yéenekaay bi ne lu musta am la fii ci Sénégal muy ci ñi doon manifester di ci côté alkaati yi mu dib catastrophe bu doy waar loolaa tax yéenekaay bi dafa gëstu ba xam bu yi amee ba bal tàkk am ay nit ñu ñàkk seen bakkan lu ci taxawaayu yoon ñu wax ci entreprise française yi nga xamante ni ñu ci bari ci ñoom yàq nañu leen le témoin di ñu xamal ne tàmbali nañu di xayma seeni yàqu-yàqu Total ak Auchan nag ñoo ci gën a sonn li leer mooy Ousmane Sonko Macky Sall la ci joxoñ baaraamu tuuma ne moom mooy responsable ci li xew barki démb ba tax mu ne dana ci saisir justice nationale ak it justice internationale waaye ci loolu Sud Quotidien dafa jàpp ne am na ay risque yu ci nekk ci saisine boobule lépp mu ngi ci page 3 bu yéenekaay bi di Sud Quotidien le quotidien moom dellu si waat rek ci kàdduy Ousmane Sonko miy artu Macky Sall Ousmane Sonko nee na Macky Sall moom moo nar a doon responsable ci lépp luy xew ci réew mi su dee bàyyiwul ñi nga xamante ne dañu leen teg loxo boobaak léegi démb la yëkkati yi le kàddu gannaaw ba mu demee woon seeti waa Y'en a marre mu di woon sax génnam bu njëkk ba mu génnee kasook léegi waaye nag loolee mu mel ni waa Benno Bokk Yaakaar tontu nañu ko moom Ousmane Sonko kadar yu Benno Bokk Yaakaar nee na Ousmane Sonko la République restera debout ni nu ko xamee woon kii moom daanaka ñépp a ko xam dootul ku ñuy laaj di maître El Hadji Diouf démb la yëkkati kàddu tey El Hadji Diouf xëy saf sàpp ci yéenekaay yi li ko waral nag El Hadji Diouf ci kàddoom yi nee na dana kalaame ci yoon kii di Ousmane Sonko ndax dafa jàpp ne loxoom génnul ci taal gi ñu taal këram source a bokk na ci yéenekaay yi ko xibaar El Hadji Diouf ba tey bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi nee na ñi demoon këram day daanaka dafa mel ni xiifa leen fa yóbbu woon ndaxte ginaar yañ fa fekk yépp lañu lekk boole ca carotte yaak pompiteer ya lépp lañu lekk jël lañu fa soxla woon doog a taal kër ga loolaa tax le quotidien ne El Hadji Diouf day tentative d'assassinat lay toppee kii di Ousmane Sonko ci lu ñeel station service yi nga xamante ni yàq nañu leen yéenekaay bi di Soleil di ñu xamal ne nguur gi day taxaw na ti tànk jàppale leen ngir ñu dooraat seeni liggéey ndax seen perte yi ñeel seen chiffre d'affaires jéggi na dayoo li jaral nag leeral ci jamono ji mooy daanaka ay jeunes maanaam ay ndaw ñoo nekkoon di manifester barki démb yéenekaay bi tuddee ko une opposition jeune ba tax mu jàpp ne Macky Sall ak paa yi nga xamante ni ñoom ñoo ko wër day am nañu équation bu ñu war a lijjante Ousmane Sonko tamit day am na lu mu war a lijjante bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di L'As Quotidien mu di élection locale yi ak législative yi ak coalition bi nga xamante ni ca lay sukkandiku ngir dem ci yooyu le jongante ñu jëm ci beneen ab yéenekaay di Les Échos wax ci capitaine Oumar Touré yéenekaay bi di ñu xamal ne moom capitaine Touré convoqué wuñu ko benn yoon moom mooy dem ci coobare boppam bu 15 heures jotee ni ki tey jii ak lu ci mën a am nag gendarmerie mere nañu ko lool ndaxte dafa violé li mu sàlloo ne obligation jëm ci militaire gi mu doon ay kilifaam nag dafa mel ni ñu ngi nekk di ko xaar ak mesure yi nga xamante ni bëgg nañ ko jël jëm ci moom capitaine Oumar Touré ñu jeexal ak tàggat yaram ak yéenekaay bi di sunu làmb moom dafa xëy fësal kàddu Yaxya Diop Yékini nekkoon fi roi des arènes ci composition CNG bu bees bii doomu baasul bi nee na dafa bari ay nit yoo nga xamante ni defuñu fa dara ci li ministre de la justice nag wax ci France 24 ne ay mbër bokkoon nañu ci ñi doon manifester Sénégal Yékini nee na ko du ci tontu ndax ay wax la yoo nga xamante ni amul bopp amul génn mbër tal na leneen yendoog jàmm. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. gannaaw nag Barthélémy Ngom mi ngi jaajëfal bu baax a baax dañu dalal kii di Anna Rocha ci xibaar ñeel caada yi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñeenti fan gannaaw bu mu gën a àdduna nit ñaa ngi woy di sargal di delloo njukkal kii di Djibril Tamsir Niane ñi nga xamante ne moom la bokkaloon ci association des écrivains du Sénégal rafetlu bu baax a baax taxawaayam ci jaar-jaaru Afrique ñuy rafetlu itam dogal bi nga xamante ne moo tukkee ci président Macky Sall ngir daal di jël en charge bépp dépense buy tukkee ci rapatriement néew gi ca Guinée. ci déglu colonel Momar Gueye bokk ci association des écrivains du Sénégal nekk njiital Centre PEN Sénégal. Djibril Tamsir Niane dafa nekkoon borom xam-xam dafa nekkoon nit ku dal teral nañu ko jox ko prix Yasser Arafat pour la paix et la liberté ñu bàyyile ko
bis bi nga xam ni dañu koy sargale bindkat yi ci Afrique mooy journée de l'écrivain africain mu mérité ko nag lool man dama jàpp ci moom ni boroom xam-xam dëgg la ci wàllu taarix maanaam histoire ak lépp loo xam ni lii day defar réew ak di boole askan moo tax ñun ku rëy la woon ci ñun yaakaar naa ni Djibril Tamsir Niane bu demee ci sunu borom macha allah du am gàcce di rafetlu itam taxawaayu président Macky Sall ndax am na ay digal yu mu joxe yoo xam ni dañ ko war a taxaw jël ko yóbbu ko ca Guinée te lépp moom moo koy gàddu maanaam wan ni Sénégal am na fu mu teg Djibril Tamsir Niane. laata muy génn àdduna nag Djibril Tamsir Niane nga xamante ne spécialiste la woon ci wàllu culture mandingue mu ngi doon liggéey ci ab projet dañ ciy déglu docteur Djibril Diallo Falémé bokkoon ci ñi ko gën a jege ci wàllu liggéey bi. Il a écrit un livre sur la vie et l'œuvre de Soundiata qui s'intitule Kouroukanfouga, Soundiata et l'Assemblée des peuples, la charte du Mandé. Et nous étions en train de travailler pour voir comment mettre cela sous forme de pièces de théâtre et faire circuler cela parce que l'empire de Soundiata a englobé 9 pays indépendants d'Afrique d'aujourd'hui. Le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et la Gambie. Il faut qu'on fasse circuler cette pièce de théâtre-là dans ces 9 pays pour que chacun des habitants sache que il y a 800 ans, nos ancêtres étaient des frères et des sœurs qui vivaient dans le même état. Pour que nous aussi, on refuse la division que l'étranger veut s'aimer entre eux. Voilà, c'était ça le grand projet. Et je crois que nous allons y travailler ensemble. ajuma ji nag bu 10h jotee dañu amal benn cérémonie ca mosquée omarienne fii ci Ndakaaru gannaaw loolu nag néew bi war nañ ko yóbbu Guinée ngir ab hommage national foofule kon fii la ñuy mbokk yi ci seen chronique culture dig daje ëllëg samedi ci seen magazine xalam ngir yeneen i xibaar ñeel aada ci RFM. jaajëf Anna Rocha yéen tam mbokk jàngeen jëf mu nekkoon xibaar yi Seydou Nourou Ba ci micro bi technique Abdou Thiam digital Yacine Pouy fii ak ay simili Barthélémy Ngom dina fi ñëw ànd ak yéen ci seen émission penco feeg boobu salaamualeykum. Choisir votre gamme de soins corporels, c'est très facile. Les laboratoires Alphée Paris